asalaamaaleykum mbokku internet yi comme niñ ko baaxee def ci seen chronique bu mag bi ñuy amal altine bu jot tey jii ñu war fi dalal chroniqueur bu mag muy Père Ousmane Diouf mu war ñu jàngatal combat yi ñu génn muy combat Feugeula Ama Baldé Boy Seye Sa Thiès Aliou Mané Lac Rose Pakala Bismi Ndoye Père Ousmane naka mu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant ñu dellusiwaat ci VSD bu am solo bi nga xam ne amoon na ci arène bi tàmbale ko ci ajjuma ju ñu weesu nga xam ne Aziz Ndiaye production moo ko tëggoon mu nekkoon drapeau Bécaye Mbaye moom di sunu nattango di reporter ci 2STV ak Ngagne Diagne moom it di reporter ci TFM ak RFM mu nekkoon ñaari làmb yu am solo may njëkk rek ci làmb bi nga xam ne mooy diggante Boy Seye ak Sa Thiès comme ni ñu ko waxee rek ndaw la ak mag xam nga ne Boy Seye bi mu tàmbalee bëre léegi xaw na yàgg ndax ba muy bëre boobu sax Sa Thiès tàmbalee gu la bëre Boy Seye bi muy ñëw indi na forme indi na lépp loo xam ne war na ko ndax liggéey na li mu waroon liggéey lépp mais Sa Thiès ni mu daanee Boy Seye mooy daf ko ëpp doole daf ko gën a nekk xale parce que boo xoolee action yi nga xam ne ñoo indi jël bi Boy Seye moo attaqué moo song moo jàpp moo ko jël plaqué ko mënta dem attunu ko mu biij ko attunu ko ci biir action yooyu mu def moom ci la dooleem jeex tàkk mu wéeru ko daan ko mooy comme kon li ma waxoon ne doole doxul jàmm doole làmb doole ci la ndax polo moo xam ne loo mën a bëri ak loo bari xam-xam il faut jeunesse bi te ku ne xam ne ne ki nga xam ne mooy Sa Thiès xale bu ndaw a ndaw la te it am na avenir ci làmb ji mais nag ñuy encourager Boy Seye waa gëmuloo ne fi mu ne nii Boy Seye suux na bu baax a baax. suux na bu baax mais nag derse na ko tuuti ñu mayaat ko chance promoteurs yi ndax bi mu ñëwee wane ci làmb ji loo xam ne amateurs yëpp kontaan nañu parce que def na li mbër war a def entraîné na bi mu sumee ko ñëpp xam ne ne kii liggéey na entraîné na mais bëri na jël na am mu daanu bëri na ba daanu dawul ba daanu kon yaakaar naa ne mën nañ ko accorder beneen chance ndax gis nañ mbër moo xam ne daanu na juróom-ñeenti yoon tey jii mi ngi au top. mais fi mu toll nii booy doon xool ay adversaire am kan lañ ko fi war a mën a jox. mais Boy Seye bari na ay adversaire mais mën nañ ko joxaat Bathie Seras parce que Bathie Seras quand même am na victoire mais victoire bi mu am daf ko am ci règlement ndax digganteem la ak Rock Mbalax ñu mujj def recours delloo ko victoire bi mais Bathie Seras ki nga xam ne mooy Boy Seye daf ko daanoon kon normalement Bathie Seras Boy Seye war na mën na ko mën accorder revanche war nañ mën a bëri ñoom ñaar. léegi ñu dugg ci combat Feugeula Ama Baldé combat boobu nan nga koy jàngatee. ni ma koy jàngatee damay tàmbalee ci Feugeula dafa bàyyi yoonam la mu waroon a defu ko parce que Feugeula na mu doon bëree keroog kenn xàmmeetuloon Feugeula ndax Feugeula danaan taxaw xeex mais keroog Feugeula dafa mel ni dañ ko téye Ama Baldé moo diriger combat bi wan ko doole imposer ko daan ko. te loolu kenn mësu ko def Feugeula toon boog Feugeula xëy na dafa juum mais nii muy bëree bu ko changé wul dina jafe loolu mu am victoire Ama Baldé nag léegi mu ngi ci dynamique ndax xam ngeen ni dafa jóge woon ci défaite ak nees daan Balla Diouf duggaan na biir Lamsaar am Feugeula kon léegi kon moom mi ngi ci dynamique boo xam ne actuellement mi ngi ci yoon gis naa keroog Ama def loo xam ne yoon daf koy tere muy jaan jooju njëkku na ko tere woon nañ ko mu defaat ko dafa défier l'autorité publique dafa défier le CNG. teguñ ko ci ay daan. ñi ngi xaar CNG. ñi ngi réunir mardi mardi lañuy réunir bu fekkee ne réunir nañu danañ xool ba xam danañ ko daan wala déet mais buñ ko daanul bu ëllëgee bu keneen defee leen bu ko keneen dañ ko war a daan dañ ko war a daan mais buñ ko daanul ñu xam ne kon justice amul ci CNG. parce que tere nañ ko mu indiwaat ko te loolu du yoon dañ ne lépp luy dund CNG waxul jaan rek dafa ne xar ginaar nag jaan lépp lu am bakkan buñ ko indee ci làmb ji. léegi buñ jógee ci loolu Ama moom war na mën a dugg fi mu ne ci cour des grands. waaw Ama de fi mu nekk nii am na ñu naan xel maa ngi ci Papa Sow. man mii sax dégg naa Modou Lo. waaw mais Modou Lo est-ce que teelul ci moom. teel na moom man pour man Modou Lo teel na mu jéem a jaar ci commune ne Papa Sow moo tane ci moom ndax ginnaaw dugg na Rock Énergie daan fa bàyyi pël
dugg fi nga xam ne mooy Fass nag Papa Sow duggagul Fass moom duggagul Fass. dugg na Fass daan na fa Balla ndax Diouf Balla Diouf bi mu daan effectivement Papa Sow mën na bëre ak moom mais dama xamoon na Papa Sow dina ko nangam déet ndax xam nga léegi mbëri dañuy xool seen carrière palmarès ba mais palmarès amul ku ñaan ñu làmb boole moo am Papa Sow war da mën a jël ki nga xam ne mooy Ama Baldé bu ko mënee mu daan ko. ñu jàll ci bis bu mag bi amoon ci diggante Alioune Mané Lac Rose moom fi mu ne mën nañoo wax ne dugg na moom tamit ci cour des grands. Lac Rose dugg na ci cour des grands. mais boo ñu doon jàngatal combat bi avant. combat bi ni ma ko mën a jàngatee mooy Alioune Mané dafa war a gën a liggéeyaat. mais Alioune Mané moom kaawam critique na lool. waaw mais bëri bi moo des bëri. mais moom war na jóg ci boppam. xoolaat boo dee xool Alioune Mané moo song moo téye mais xamul lu muy def après. kon bëri ba des na. parce que bu ma xoolee moom ñaata défaite la am. Alioune Mané tegale na léegi fukki défaite am ñetti victoire. ça c'est pas normal. kooku kay mbër mu ko def moom vraiment loolu mooy médiocrité kooku médiocrité la te loolu télé bëri mi ngi ci parce que mbër boo demee ba jàpp. war nga mën moom ak ci écurie bu mag la nekk ak ay ñoom ëmma. mais ça veut rien dire ëmma buy bëree moom mooy nekk ci géew bi ëmma li mu mën mooy ëmma da koy conseil li mu war a day jàng. mais xëy na njàngam xel mi moo neexul wala yu demee noonu mais tey seen champion la ëmma seen champion la ñu nekk bul faale ay champion fa ne mais toujours combat Alioune Mané ni muy daanoo day nekk daal day cuune day yomb lool. day yomb lool te loolu warul dar mbër war naa mën a bëre ba daanu ñu ne waaw daanu na mais daanu na ci yoon mais daanul ci lu dul yoon li mu koy dal bari na kon Alioune Mané dem liggéey waat. waaw loolu mooy dëgg léegi Lac Rose moom. Lac Rose mi ngi wane preuve am. ndax ba mu daanee Mamballa. ba ñëwee ci Alioune Mané dañ ne du Alioune Mané diggante bi du yomb ndax Fass Pikine de derby la waat mu ñëw jaar fa mu doon jaaraat kon boog Lac Rose nañ ko bàyyi xel xale la boo xam ne actuellement ni mi ngi ci yoon. te mbër mu nekk ci yoon boo ko jéemee am nañu nag ñu naan nag. mais moom est-ce que actuellement nii mënul bëreek Ama ñu ngi doon seetal Ama. Ama xaw ma dina ko bëgg xaw ma du ko bëgg waaye man su ma doon Ama it. Ama mais kenn waru ko bañ de moom. warta bañ Lac Rose Ama combat bu mag a ngi noonu te it normalement derby Pikine la parce que it Ama xaritu Alioune Mané la waaw te ginnaaw léegi Lac Rose dugg na Pikine daan fa Mame Balla daan fa ki nga xam ne mooy Alioune Mané kon boog wan na ne man maay bête noire Pikine kon boog Ama Baldé na dindi loolu. mais moom victoire am bi aussi fi mu ñëwee neex na lool ci Fass xanaa. waa ci Fass ndax Fass xam nga jamono yi dañu nekkoon ci xaw a nekk ci ay tolof ndax xam ngeen ne li ko daree ci Gris Bordeaux jaar ci ki ñoo Bruce Lee. jaar ci Papa Sow. bari na champion yi ni fa nekk di am ay tolof mais loolu dara loolu dafay xew ci écurie ndax boo dee xool Lamsar temps yëpp ñu ngi woon ci benn ascension mais boo xoolee Lamsar keroog yëpp am nañ défaite Feugeula numéro 2 am na défaite Feugeula numéro 1 am na défaite donc loolu day arrivé. mais défaite yu bari yooyu naka lay def ci écurie. du yàq écurie dañ koy jël avec philosophie rek nañu woote mag ñi woote kilifa yi entraîneurs yi techniciens yi ñu woo mbër yi waxtaan ak ñoom remonter seen moral ñu delluwaat ci liggéey bi et c'est tout. waaw kon léegi mën nañu dem ci bés bu mag bi muy Pakala Bismi Ndoye Pakala est-ce que gëmoo ne déception la teg. waaw dafa am déception parce que Pakala foogoon na ne combat bi dina yomb ci moom te xamul kuy Bismi Ndoye bu dee fàttali ko mu fi doon Naar Touré mu xam. mais Bismi Ndoye moom ñaata at la toog def. te bëriwul Bismi Ndoye def na année blanche. te li mu nekk année blanche yëpp dañoo xamoon ne Bismi Ndoye sport day entraîner mais encore dafa nekk équipe nationale bu rugby. day def rugby mi ngi football mi ngi joué ci jàmbaar. les jàmbaar bokk ci ñi nga xam ne demoon nañ compétition africaine kon am na coffre. am na coffre ndax rugby dafa metti comme bëre te moom day def rugby di entraîner di bëre donc Pakala foogoon na ne Bismi Ndoye année blanche bi mu def bu ñëwee day jaar ci kawam moo tax arbitre sifflé mu dox ci kawam bi mu doxee ci kawam mu dóor ko ñaari coup
mu dem ardo génn saako yi moom moo génne boppam moom Pakala ba mu dellu siwaatee xam na boppam moo tax mu téye boppam. il a su gérer le combat. il a su gérer le combat dem na 3 fois ardo te Bismi Ndoye du mbër muy dem mbër muy xaar la luur la Pakala moo waroon a dem pour combat bi jeex mais man dem naa ba ci biir ma xam ne Pakala bi dootul ñëwaat parce que aussi dafa dem ñam ko peese ko yëkkati ko mu diis mu yëkkatiwaat mu diis mu xam ne attanu ko mu dóor ko ay coup waa ji dóor ko ay coup mu blessé kon danaan léegi dootuma vendange sama combat. mais moom biñ ko interroger ci bi combat bi jeexee nee na dafa feebar na 1 semaine. yooyu du ay lay wala yooyu. mën na nekk ne dafa feebaroon c'est possible ndax fekki wuñ ko mais en tout cas bi mu summee koo ci làmb ji ñun dañu gis forme gisuñu ku feebaroon quoi waaw ñun daal gis nañ ko mu ne en forme. ko defee ne du ay kiiwu lutteurs yi yoo xam dañ koy dugal noonu ci suuf. c'est possible mu bu ñu feebaroon amee benn xam nga aussi des fois dañuy tooy dañuy entraîner ba mujj am fatiguement tooy mais nag wàññiwul ci dooleem dara ndax Pakala ñëw na ak forme bii sax forme bi mu ñëwee moo gën forme bi mu bëree contre Abdou Diouf waaw bi mu summee ko ñun xam nañ ne kii ñëw na ak forme waaye nag nul ci làmb la bokk nul na et il paraît que Luc Nicolaï day defar remarque maanaam dañ koy tëggaat te ragal naa ne dañ koy tëgg ci combat bi Tapha Tine ak. dañ koy tëggaat combat boobu waaw parce que Luc Nicolaï mi ngi doon wax lu mel noonu pour ñu bëriwaat ko samedi. waaw léegi bëggoon naa dugal aussi benn combat bu fi amoon temps yi muy diggante Malick Niang ak. Adama Diouf mais genre dóor yooyu père. waaw xam nga nee naa sama mbokku séeréer yi nañ jàng xeex mën a bëre lool bëre dóor lañ wax boo nekk ci bëre simple bi jël ay drapeau nekk Adrien Senghor rek teene gaal gi yenn mbëri dóor yi suuf ak bëre dóor du benn bëre dóor da ngay dem engager un boxeur mu lay jàngal am na benn mag nee na ma bala ngay jàng dóor da ngay jàng moytu boo jàngee moytu ba mokkal moytu soo ko jàng dóor Adama Diouf nag jàngul moytu jàngul dóor parce que yow nga gis coup buy ñëw xamuloo noo koy moytoo. waaw mais moom pourtant biñ ko interviewé nee na ay xërëm la quoi. du xërëm coup bu dal la dañ koo dóor coup ndax moom sax dégg naa ko ci benn interview mu naan daf ko mel ni benn ku ko pes benn pes buñ ko pes la après mu xam dafa parce que nekkatu fi woon ndax moom bi ñu ko yeewee mu yeewu da doon wax naan combat bi commencé wul damaa bëgg a bëre fekk combat bi jeex na kon donc il n'était plus là na jàngi dóor na jàngi te it gis naa ko ci benn journal nee na léegi sax dafa bëgg a engagé benn boxeur pour mu di ko jàngal dóor kon moom léegi xam na boppam. donc moom xam na ne kon du ay xërëm. du benn xërëm Malick Niang ñaata. gardam moo baaxul. ñaata mbër la fi dóor ñu daanu Malick Niang force am yëpp mooy dóor. mais moom aussi war na mën a dugg ci gaa yu mag ñi def fi mu ne nii. Malick Niang bu génnee ci craft bi. waaw bu génnee ci digganteem ak Moussa Ndoye mais bi nga bëri xale boo xam ne il est très dangereux. ñëw na mu mën a bëri. moom mu ngi ñëw lool. waaw na bàyyi na daan Moussa Ndoye ba pare parce que Moussa Ndoye dafa mën a xeex mën a bëre comme moom bu génnee ci Moussa Ndoye nag mën nañ ko wutal nag dans la cour des grands waaye nag dafa nekk ci guddi gu bët setagul. waaw père looy tàggatoo wey. waa di gërëm ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre suñu site bi muy Demby Lamb di leen remercier bu baax te it dina xam ne tous les lundis am na chronique bu mel nii boo xam ne dañu ciy fi waxtaan te it bu ndee ba làmb ji tëj dañuy defaat beneen programme boo xam ne dañuy def yeneen i waxtaan yoo xam ne dañuy delloo si làmbu nawetaan nag daana fi am démb ndax moo daan doon ba pat ndax xam nga ne bu mag ñi mësaan a bay ba noppi ba ñu xam ne bay nañu ba góob seen dugub léegi nag xale yi dañ daan bëre bu ñu lekkee ba regg naan ci soow mi naan ci meew mi bëre lañ daan di ndax booba seen doole day génn te yooyu yëpp danañ ci génn waxtaan ci ndax lépp luy dundal làmb rek site bi mi ngi ci lépp luy dundee làmb nekkuñu ci ñun làmb rek moo ñu tax a jóg. Chers internautes, nous vous remercions et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine.